moo xew Diass sañ naa ne lu yow moo xew tund Saafeen alors depuis lors ñu ngi am jafe-jafe ndox jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg yàlla mënuñu comprendre depuis Aquatech ñëw fii dañoo am problème dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg yàlla comprendre uñu jamono yi passé ñëw nañ fi coupé ndoxu Diass ñu ne Aquatech dafa amee Senelec benn montant de 11 millions et quelques alors ñu coupé ndox mi bon am kilifa yu ci ñaan def ay intervention ba ndox mi ñu andiwaat ko bon ñu dem quelque temps après ñu dem ci kii coupé ndoxu ci kii c'est parce que dañu ne Aquatech dafa amee Senelec encore 4 millions 49 mille alors te population bi fay parce que kaw ci kii dafa laay yeewoo man alors ñu dem gars yi fay nañu mais ñële fexe nañ ba ñu coupé ndox mi parce que bu fekkee ne gars yi dañ leen amee ay arriéré mënuñu ko fay dañu obligé coupé ndox mi donc loolu nekk benn problème bu sérieux boo xam ne daa fali man Seck Ndour dama obligé jël 1 million joxe à compte pour que ñu mën a am ndox parce que ci laa dëkk bu ma amee bu fekkee ne aw ma problème ndox samay voisins samay mbokk am nañ problème ndox ma obligé jël 1 million teg ci table pour ñu Senelec mën a andiwaat ndox mi alors ñu remettre ndox mi mais ba léegi situation bi 100 jours parce que bu mu ne 100 jours ba léegi fi régulariser wuñu carrément la nga xam ne moom mooy dette bi alors quelque temps après ñu ñëwaat coupé waat Diass ñu ne même problème moo amaat parce que Aquatech demuñu régulariser kii bi mais may wax ne Aquatech franchement man mënuma comprendre parce que bu fekkee ne ñi fi nekkoon muy Agifor ñu géral suñu bopp suñu ndox non seulement ndox mi dafa yomboon dañu doon fay lu yomb te mosuñoo ameel kenn arriéré kon tey bu fekkee ne Aquatech ñëw na jël ndox mi dafay jaadu aussi vraiment la mu bu fekkee ne dafa wax ak état mu respecter ay engagement am wala boog état teg ko pression bu war a tax nit ñi nekk ci conditions yoo xam ne vraiment ay conditions yu baax lay nekk parce que lu day ni Diass ñu ne aéroport bi fii la nekk ñuy am problème mu ndox da ngay toog 2-3 jours doo am ndox jaaduwul donc lii mbir na moo xam ne président daf ci war a wax keroog maa ngi ciy wax keroog fois passé parce que ñun dañ ci am responsabilité parce que li tax ñu war a wax mooy lu xew rek xel yi day daj Seck Ndour daj keneen ku mel ni Seck Ndour daj keneen yaakaar ne situation yi ñun ñoo ko war a régler donc daf ñuy obligé comme mënuñoo seetaan suñu population ñuy souffrir dañu obligé di uti ay moyens yoo xam ne moom mën nañuy jéem pour jéem régulariser donc il est temps président Macky Sall ñu koy lancé appel pour mu dimbali ñu ci Aquatech te li ñuy jooy Diass di ko jooy ci kii di ko jooy feneen moom la ñuy jooy partout au Sénégal donc problème bi vraiment dañ ko war a régler une fois pour toutes parce que mënuñu imaginer lu day ni aéroport international Blaise Diagne mu nekk fii ci commune Diass ci boppam nga xam ne fii la aéroport bi nekk di am problème mu ndox la man Seck Ndour loolu mënuma ko comprendre te ñu mel ni man mënuñu ko comprendre donc président Macky Sall foog mu wax ci lii problème mu Aquatech problème la dañ ko war a régler une fois pour toutes dañ ko war a régler parce que jafe-jafe la boo xam ne vraiment nit ñi ñu ngi yooxu de gauche à droite facture yu cher na ndox amul boo ubbi robinet yi ay air kese ngay jot facture bu ñëwee nekk facture bu cher mënuloo ko bañ a fay boo fay ñu coupé la ngay am akes néew donc du coup dañ ko war a régler vraiment ñu ngi koy ñaan pour lii vraiment mu régler ko parce que Diass sonn nañu boo mën a Diass commune bi la du Diass village mais commune Diass ñoom ñoo sonn ci problème mu ndox te jafe-jafe yi dafa bëri aéroport nag xam nañ ne bu ñëwee avantage yi ni ngay amee avantage dama ngay amee inconvénient mais c'est le minimum ndox mooy lu mënta ñàkk ndox courant c'est le minimum lu mu bon dañu ko war a am mu normal mais vraiment jafe-jafe yi métti na trop président yaakaar nañ la ci parce que aussi dama koy faral di wax toujours du mel ni Seck Ndour sans frontière di président Macky Sall lay liggéeyal ndax lépp loo xam ne président bëgg-bëggam la dañ cee liggéey démb ak bërki démb ba mouvement juddoogul lañ ci nekk di xar suñu tànk tubéy jàppale ko pour ba mu falu yàgg naa ko wax ñàkk naa ci sama alal ñu mel ni man ñàkk nañ ci seen alal te du loo xam te lu ñuy foraatu la ci suñu liggéey mais lu ñu am delluwaat ko ci jàppale ko donc il est temps bu ñu tolloo ci yenn jafe-jafe yi mu gëstu ñu xam ne suñu ay nit kat ñiy jël seen i koom-koom ak néew ba ñu am di ko delluwaat ci moom ndax lu ñu defal askan bi moom lañ ko defal lu ñu defal askan bi rek moom lañ ko defal donc dafay jaadu bu ñu tolloo fenn fi nag mu taxaw gëstu ñu xool jafe-jafe yi lan moo ko war a régler su ko defee ñu régler ko. maire defoon na ci communication parce que ku ne xam na ni Diass jamono yi passé dañu nekkoon ci dëy
ba tey ji ñu ngi jooy góor gi Alsamba yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mu nekkoon suñu kilifa bu baax boo xam ne wax dëgg yàlla lu ne def na ko ci saafeem donc tey ñoom lii ma xam mooy te mu leer ma bu fekkoon ne lii nii ñuy jooy nii seen compétence la kenn waxatu ko parce que xam nañ ni Alsamba mi fi jógee ni mu fonkee askanam Cheikh Diouf mi ko wuuti à l'heure actuelle moo koy nuyu au passage monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf nga xam ne xam nañ pas-pasam aussi ci côté boobu donc lépp loo xam ne aussi askan baa ngi koy jooy te defuñu ko mooy seen capacité moo àggul foofu donc lii mbirum état la état moo war a ñu régler problème bi parce que du commune Diass rek commune yëpp la jafe foo dem rek problème mu Akawatek dafay taxaw dafay posé wu donc loolu vraiment président ñu ngi koy ñaan pour mu wax ci ñu xool nag li ñuy régler problème bi waaw ci kii yoon wi doy na waar loolu aussi vraiment daf may ñor man ñu laaj ma li ci jëm parce que li tax mooy li ma la wax léegi ci ki laay yeewoo donc jamonoy passé xale yi mer nañ sax bu dee ba dem baare yoon yi bi gars yi commencé liggéey alors mu mel ni tey bu fekkee ne dafa am ñaari entreprise yu fa nekk di fa jële seen première matière muy ngeen baal ma ci PIB bi muy Loïs ak Dangote donc ci ki waruñu am problème yoon ci ki waruñu am problème yoon jaaduwul mais tey ji pollution boo xam ne kenn mënul wax ne la nii la mel xale yi ñi nga xam ne ñu ngi dëkk côté boobu waa danga kaxan dëccee kaxan baaba bon ñu ngi am problème seeni xale yi dañuy feebar boo demee Popenguine district sanitaire bu Popenguine cas yi nga xam ne ñoo fa gën a bëri ci tuberculose ci ki la ci ñaari kër yooyu ay xale donc ñun ñëpp ñu constaté ne poussière bi moom moo ko waral donc loolu jaaduwul te loolu ni mu amee ci kii noonu la amee ci yeneen dëkk yi donc Diass dañu am problème yoon canal baa ngi nii bon donte que na nañ budgétiser nañ ko war nañ ko commencer mais démarré gul donc ñuy ñaan aussi buñ ko commencé vraiment buñ ne dañ koy tàmbali fi la yam ñu terminer ko ba mu aggravo donc jafe-jafe yooyu dafa war a saafaru boo demee Bendigné diggante Bendigné toog lu dem Sébikotane donc loolu piste la boo xam ne dañ ko war a defar piste dagg baa ngi nii diggante Xolpa dem dagg donc jafe-jafe la yoo xam ne ci biir commune Diass vraiment lu ñuy dund dafa metti vraiment ñu ngi ñaan président Macky Sall xam naa peut-être yaa ngi may dégg ñu ngi lay ñaan lillaahi wa rasuuli jafe-jafe Diass nga taxawu ci jàppale ñu ci pour que ñu noppalu suñu population noppalu ndax tey jii ñooy ànd ak yow di la jàppale ci loo yëg ak loo yëgul ñoo ciy ñàkk suñu alal gudde ak bëccëg ci secteur yëpp nag ci amul bàyyiwuñu benn secteur Seck Ndour sans frontière amul benn secteur boo xam ne bàyyi na ko ci li nga xam ne mooy social kon tey dafay jaadu aussi ñu gestuñu ñun xaaruñu lenn nag lu dul jafe-jafe yi nga xam ne suñu loxo jotu ko àggu fa mënu ko su ko defee yow mi ci mën dara yow la fi yàlla teg yow yaay président de la république ñu lay ñaan nga jàppale ñu ci loolu parce que boo demee ci santé éducation sport amul benn secteur boo xam ne Seck Ndour sans frontière defu fa loo xam ne jombul yow la waroon ak keneen ak keneen donc bu ñu lay jàppale ci loolu nag bu ñu demee ba am yoo xam ne xëy na ay ponkal magum jëmm lañu mënuñu ci dara dañ lay woo nag dañ lay woo vraiment nga jàppale ñu pour situation yooyu décanté wu vraiment Seck Ndour ak mouvement Seck Ndour sans frontière ñoo ngi sant ñëpp di sant bu baax waa Diass nga xam ne tey jii jafe-jafe yi donte que métti na waaye ñu ngi ciy jéem lu ñu man ak ñu mel ni ñun ndax commune Diass yàlla dafa dogal aussi moo am ay leaders yoo xam ne ay leaders yu mucc ayib lañu ñu ñàkk ki ñaan ñu ñangoo sonn nag ci seen i population du Seck Ndour rek tey na Seck Ndour moo toog fii di wax keneen ku fi toogoon aussi li ma wax mën naa wax lu toll noonu parce que moom it ak mouvement wala parti mu ci def lu mu mën mais Seck Ndour sans frontière daal ñu ngi fii ci commune Diass di jéem suñu kéemtalaay kàttan ci population bi liñ leen mën a jàppale ci loo xam ne aussi vraiment duñ ci gaañu duñ ci loolu mais li ñu mënul rek daañu yuuxu nag tey yuuxu dafa jot parce que di insister toujours ci piste ci kii président nañu dimbali parce que entreprise yu mag yooyu defar tali ci kii du dara ci ñoom donc bu ñu ko deful daf leen a neex léegi nag yaakaar naa ne nag président vraiment bu demandé bu fekkee ne demandé nañ mënuñu ko président bu demandé xëy na dinañ ko def parce que il est temps parce que li ñu dund dafa metti